qu'elle soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle qui tente de profaner la décence de l'islam ou la déférence de cette enceinte. Mando Fawzeyni, félicitations. Cheikh Abdou Ahad fit ainsi de Touba le sanctuaire voulu par Cheikh Ahmadou Bamba et tant rêvé par tous les mourides. En effet, fidèle à lui-même et à l'intérêt qu'il porte pour l'adoration divine, Serigne Touba indique d'emblée dans les vers qui précèdent l'importance accordée aux pratiques cultuelles, base de la religion. Il réitère aux talibés leurs obligations imposées par l'islam et fait ainsi de Touba un lieu de dévotion, d'adoration du Seigneur et rappelle aussi à l'homme qu'il n'a été créé que pour adorer son Seigneur. Il a fondé Touba pour pouvoir bien éduquer les disciples, leur inculquer la crainte révérentielle et faire d'eux des musulmans accomplis. Tel que rapporté par Serigne Mohamed Lamine Dagana, Serigne Mbacké Bousso disait que le cheikh ne trouvait pas d'endroit mieux indiqué pour l'éducation religieuse des disciples. Fin de citation. La fondation de Touba répondait ainsi exclusivement à ce besoin de se retirer dans un lieu saint, calme, propice à l'adoration du Seigneur. Par ailleurs, les vertus de tawakkul de Cheikh Abdou Ahad qui découlent de sa foi sont à la base de son patriotisme mouride et de son courage légendaire qui donne un sens à ses engagements pour défendre la communauté et ses intérêts, quels que fussent les enjeux, en le déchargeant d'une partie de ses obligations pour lui permettre. Choix ne peut être plus judicieux donc que le nom de Cheikh Abdou Ahad pour parrainer cette journée. Vous faites preuve de pertinence dans vos choix et montre ainsi toute votre grandeur au l'étendard de l'islam. Que Dieu agrée votre œuvre et vous rétablit. Que la paix soit avec vous. Abdou Ahad ñu ngi sëriñ Cheikh Mbacké ngay defar ci waxtaan gàtt yu te matale yi nga xam ne tënk nga ko te bu ñu ko doon tënkaat ci wolof dañuy wax ne problème yu jamono ji tey dafa gën survool ci jafe-jafe yi am waaye war nañu tam ci dund suñu dal ay jamono ay leçon ak ay repères yi nga xam ne bu ñu sukkandikoo mën nañu résoudre problème yooyu. jërëjëf su ko defee kon incha allahu taala dañuy dugal sëñ Abdou Qadir Kébé di doon soxna Waalo moom sëñ bi Sadex nga xam ni mooy def discours bi incha allah ci anglais kon sëñ Abdou Qadir bismillah. bismillahi rahmaani rahim. ñuy siyaare sang su tëdd si fit teew la ko dale ca kër di gën a mag sëñ Moustapha sëñ Modou Mahfouz sëñ Hamsatu sëñ Abdou Samad di leen siyaare di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi. discours bi ñuy def nii ci anglais itam sabab si sëñ Amsa wax na ko sëñ Amsa Jaxate wax na ko sëñ Abdou Lahad day koo xam ne yeyoo na ñeneen ñi ñëpp xam ko ndax wartu doon loo xam ne Sénégal rek koo xam ne mouridisme fi mu toll day xéewal koo xam ne adduna bi ko war a xam mu war a doon loo xam ne ñëpp dañ ko war a xam te anglais itam doon làkk woo xam ne làkku adduna bi la ñu war cee sukkandiku ngir tas message bu Sëñ Tuubaa. Bismillah. In the name of God Allah, the most merciful, the most compassionate, Cheikh Abdou Ahad Mbacké, third Caliph of the Mouridiyya, from 1968 to 1969. At his birth in 1940 in Diourbel, Cheikh Abdou Ahad, who would become the third Caliph of Mouridiyya, Cheikh Ahmadou Bamba, his father, in the presence of his closest disciples, stated, "Pray for him so that Allah subhanahu wa ta'ala may grant him long life, for I have good hope in him." He quickly mastered the Holy Quran under the supervision of his uncle Serigne Amsatou Diakhaté and demonstrated a deep understanding of
Quran, Hadith, and religious sciences. We remembered him as a multidimensional, a simple man in the gestures, authentic in his dressing style, a very jovial in his courteousness and helpfulness towards others. His speeches are still relevant in its trustfulness and guidance for the community. He indicated that no one goes above the law, regardless of the family relationships, and no one could get his protection unless on the right path of Allah. He said in one of his memorable speeches that a Muslim should remain steadfast with the truth at all times. A Muslim should remain steadfast with the truth at all times. 20 years after his disappearance by Lahad, as he was respectfully called by the Murids, remains still popular and charismatic, as his illustrious father and masters had hoped. Passed to the Caliphate, Shaykh Ahmad Bamba teaches to his disciples to exclusively worship Allah subhanahu wa ta'ala, the One, and to practice their faith in conformity with the Sunnah. Mastering the sacred scriptures, Quran, Hadith, religious science, etc., is obviously an essential prerequisite according to the sect, who in the same way consider making an honest living through work as a sanctifying dogma. As a family, Sheikh Abdul Ahad displayed outstanding agribusiness management skills and demonstrated a handling of farming tools skillfully. He consistently exceeded his production goals in his farms of Touba Belal, Boki Barga, Kad Baloji, and Marajang, and was regarded as the top farmer in the country. He was also a trader, but never applied or collected interest in compliance with Islamic law. His entrepreneurship spirit led him to work in transportation and logistics. Such Adam to be a handsome manager indicates obviously his willingness to have legit sources of income according to Islamic tenets. Highlight of Serigne Abdul Ahad. ñëw na toogal fi Serigne Cheikh àndante ak Serigne Sidi ak fédération Serigne Abdoul Khadir bi nekk Ndakaaru ñu ànd ak Serigne Sidi fekk si Serigne Moustapha ku xam démb nag sëñ am satu bi nga yëkkatee lii xolam sedd na tey day balaa Serigne Moustapha jóg boo jàkkaarloo Cheikh Abdoulaye ak Serigne Abdoul Khadir tey jii seen xol ya seeral nga ko buy te ñooñu ñaari xol bu seddee xol bu sëñ Bamba sedd ku xam diggante sëñ Abdoul Khadir ak sëñ Abdoulaye mu ni gopp la ñoom ëlléer ñoom ñaar ne gopp ak ëlléer nag ñooy bokk ak mbayeef sëriñ bi ñu rafetlu bu baax sa mag yu baax yii la wën njabootug sëñ Bamba gi ku dikkut
yónnee nga waaye xolam ñëw na ci yow ndax sa ndëm